Madame Ndao, directrice marketing communication LONASE maa ngi teew fii ci turu Lat Diop DG LONASE ñun nag waa LONASE soo gisee tey ñu ànd ak waa ci kaw dafa fekk ne ça fait des années que ñun ku nekk xam na ne on est sponsor leader ak équipe nationale de football ñoo ngi accompagner itam équipe nationale de basket donc bi mu ñëwee dañu wax ne que ñun devoir la ci ñun ñu jàppale ko d'autant plus que bi ñu gisee thème bi ñu gis ne moom dafa bëgg sargal personnel de santé dañu wax ne que ñun aussi ce sera une manière pour LONASE mu jàppale également dugg ci lutte bi Sénégal ak monde bi yëpp nekk di def contre la Covid. donc ensemble loolu daal moo taxoon ñun ñu ne dañuy jàppale ci kaw jéem a bokk ci tournoi bi mu organisé. est-ce que mën nañu xaar yeneen action yoo xam ni en dehors même santé ci yeneen i volets mel ni par exemple ay violence wala yeneen action yoo xam ni LONASE dina ci accompagner yenn association wala ONG yi. waaw ñun LONASE moom ci suñu liggéey la bokk suñu vocation la tey jàppale entreprise yi jàppale ONG yi tout le temps dañuy am ay demandes te bu dul ñun sax tey am nañu fondation boo xam ne tey dañ fi nekkal donc population yi pour tout ce qui est social donc tey évidemment bu dul ci kaw bu dul football bi ñun LONASE moo ngi yëngu ci domaine yu bare donc voilà. nan nga gisee monsieur Aw nga xam ne c'est un citoyen sénégalais taxaw pour sargal personnel de santé nekk action bu noble est-ce que cela vous fait nan la lay def. ñi kenn xanaa di ko rafetlu rek ndax ku ne xam na ne tey Covid bi moom ku nekk soo si mënee jàpp rek pour combat bi da nga koy def moom nag ni mu xalaatee def tournoi boole li nga xam ne ñoom mooy seen liggéey di sport bi mu ne xaaral ma jàpp ko woo jeunes yi parce que ku ne xam na ne terrain yi jeunes yi ñoo fay nekk. mu ne xaaral bu ñu ñëwee ce sera l'occasion ñu vacciner yaakaar naa ne stade boo dem tey ci tournoi bi da nga fay fekk ay points yoo xam ne jeunes yi dañ fa mën a dem pour vacciner wu te loolu forcément dafay andi résultat donc man daal ma koy rafetlu et ñuy inviter également yeneen société et vraiment de manière générale population bi yépp ñuy gën a investir ci lutte bi contre Covid bi. Merci beaucoup. Doudou Aw. Gérant wu agence marketing si kaw nag agence marketing la bu ñu tàmbali sosal depuis 2019 am mandat wu fédération sénégalaise de football ak Ligue Pro pour utal leen dolli ci ñoom li ñuy def lu leen jàppale lu gën a fësal sunu football ak lu gën a dolli valeur ajoutée wu sunu football. lan moo tax ngeen organiser tey tournoi bi pour sargal waa personnel de santé. waaw tournoi bi xëy na tey la yàlla dogal ñu joué ko waaye depuis daaw lañ ko sababoon dama ko bëgg a def yàlla nattu woon ñu mbas mi duggaatoon ci réew mi mu ñu ko doon woowee deuxième vague depuis boobu ba léegi nag ñoo ngi ci woon doon xaar mais fi mu toll nii tendance yi ñu gis dal na suñu xel dem nañ ba nga xam ne suñu kii ñu ne nag léegi nag lu tax mënuñu ko jëlaat nag defaat ko yàlla suturaal ñu aussi bi ñu ko jëlee am projet bi def ko dem seeti waa LONASE ñëw ñoom tamit spontanément bi ñu leen ko waxee rek ñoom ñu ne waaw lii ñun dañ ko accompagner jàpp si ba yàlla def tey tournoi bi di dox nii correctement amuñu si benn problème amuñu si benn gàllankoor ak ndimbalu LONASE ak fédération sénégalaise de football ak Ligue Pro. après 4 jours. de ce tournoi lan lañ ci mën a tirer comme enseignement après 4 jours ci tournoi bi nga xam ni mi ngi am fële ci stade Amadou Barry ba Guédiawaye. loolu mbégte rek lañ si am parce que dimanche lañ tàmbali tournoi bi dimanche ba léegi yow bés bu ne ñooy nekkandoo stade match yaa ngi déroulé wu correctement amul dara benn gàllankoor et que ni ñi ci àndal aussi ñoo ngi ciy jàpp. équipe bi manqué wuñ ndox parce que CO mu ngi joxe ndox bi équipe bu nekk jot nga enveloppe bi ñu leen xam ne moom la ñu jëloon séddale ko parce que ci ndimbalu LONASE lañ ko jëkkatee jox leen ko équipe bu nekk. tey jii nii bu ñu àggee ba ci final bi enveloppe yi ñu teg pour final bi ak kii ñàkk dinañ leen ko mën a jox médailles yi ci war a ànd ak yooyu yëpp LONASE jàpp na si ba nga xam ne yooyu yëpp dinañ mën a. justement mën nañ xam équipe bi gagné ñaata lay am ak équipe bi perte ñaata lay am ak équipe yi participé aussi ku nekk ñaata lañ la jox. équipe yi si bokk yëpp ku ci nekk jot nga enveloppe bu 500 000 francs téeméeri junni léegi équipe bi nga xam ne mooy gagné tournoi bi. dina am enveloppe bu 1 million ak genn wàll équipe bi nga xam ne mooy ñàkk dina am
téeméeri junni ak juróom fukk. est-ce que amul équipe boo xam ne am na traitement faveur spécial ci équipe yi fi ñëw yëpp. non amul ci booy xool sax. comme équipe bu mel ni Casa Sport nga xam ne ñi nga jóge ba. Ziguinchor waaw Casa ñëw nañ ak tamit nga baal ma rek ma profité ci pour gërëm Seydou Sané président Casa Sport nekk sama mag sama xarit. bi ma ko waxee tournoi bi wax ko dafa bàyyi woon ay joueurs ñi demoon vacances mais da leen a woowaat ñu ñëwaat parce que ku yéen ñi nekk ci football bi xam ngeen ne Casa bi mu paree ak léegi matagul sax 20 jours mais dafa bàyyi lépp ñu ñëwaat. mu ne Casa il faut mu participer ci tournoi bi parce que tournoi bi tamit dina tax nit ñi dajaloo ñu xam mbas mi nan nañ ci mën a taxawee ñu def ko kii ko mu jël ko Casa ñëw Casa li ñuy def ci ak ñoom dañ ko xeeb mais rëccu wuñ ko parce que dañ leen a jël prise en charge totale mais loolu noonu xam nañ ne sax Casa mérité na lu raw loolu te bu doon suñu yéene bu doon suñu sago dina am leneen certes nag am na yeneen dimbal yoo xam ne ñoo ngi koy xaar mu ñëw mais lépp lu ci ñëw rek ci acteur sportif yi lay dem wala mu demaat ci docteur yi. ñu gis ci stade bi. sa partenaire bu mel ni LONASE ñu visible trop ci stade ba. est-ce que mën nañ jàpp ni la nga doon xaar ci LONASE yëpp. am nga ko. en termes d'accompagnement. LONASE mënuma lu wax leen gàcce ngalaama parce que nit ñëw yor projet ñëw ne dama bëgg a def lii ba tey gisoo benn autorité bu ci yëngatu walla bu ci def dara ñoom ñu jóg taxaw spontanément ne amul problème dinañ ci jàpp. lii nga soxla waaye mënuñu lii mën nañ joxe lii ñu jël loolu jox la ko loolu permettre na aujourd'hui tournoi boobu ba léegi déggoo ci benn couac arbitre ñoo ngi leen di fay bien vrai que def nañ ay sacrifices yu énorme tamit ñoom tamit policiers yi ñoo ngi leen di fay sapeurs yi ñoo ngi leen di fay ñoo ngi loué stade bi di ko fay amul équipe buy ñëw ci tournoi buy jënd ndox foofu ngay fekk ndox bi lépp li nga xam ne mu ngi dem ci tournoi bi lépp mu ngi déroulé normalement te loolu tamit mën naa wax tey jii que ni LONASE rek moo tax moo loolu am. waaw ñun du ñu focaliser wu rek si ne tournoi de football lay doon wala lii lay doon wala lee lay doon ñun ay ndaw Sénégal lañ nekk ci réew mi xam ne lan mooy suñu valeur réew ñu xam Sénégal lan moo fi nekk Sénégal am na lu baax bari na lu baax ñun suñu taxawaay mooy que ne li nekk ci réew mi baax ñu wan ko monde bi àdduna bi ñu wan leen ne Sénégal lii moo fi nekk. parce que tamit bu ñu fàtte ne mbas mi bi mu duggee ci réew mi médecins yi ñuy wax tey. ñoom ñoo nekkoon ci kanam ñu sacrifier seen bopp sacrifier seen lépp jot na tey jii nag ñun bu ñu demee ba am autorisation ne mën nañ football suñu championnat mën nañ def nii mën nañ def naa nit ñi mën nañ dem léegi commencé di regrouper wu. tey jii nii ñooñu noonu war nañ leen a delloo njukkal mënuñu leen ko fay ci xayma ci alal mënuñu leen ko fay ci leneen mais ku nekk ci li nga yëngu ci loolu lañ mën a dajaloo sargal leen sargal bi nag mënul weesu tey jii nii ku nekk xam na fu Kalidou Koulibaly toll ci àdduna bi. ku nekk xam na fu Sadio Mané toll ci àdduna bi ku nekk xam na fu Idrissa Gana Gueye ci tali bi su toll ci àdduna bi ñooñu bu ñu jëlee maillot yi nga xam ne moom la ñuy sol bind ci jërëjëf yéen suñuy wàllu wayu docteur loolu rek symbole bu mag la ñooñu peut-être mënuñu leen ko defal ñoom globalement ñun ñoo koy organiser mais nag si autorisation fédération sénégalaise de football ak ligue professionnelle ñoom ñooñu gunge tette ñu wan yoon bi jàppale ñu nekk si ginnaaw nag dañuy jàppale ñu koy organiser samedi ñoom ñëpp. docteur yooyu yëpp invité nañ leen mënuñu dajal nag mais ñoom ñëpp woo nañ leen pour ñu ñëw ñu sargal leen bu ñu leen sargalee pare loolu cadeau yooyu nga xam ne jox nañ leen ko ñu jébbal leen ko après nag ñu jàllaat ci leen xool mais objectif principal bi mooy aussi tamit fexe nit ñi vacciné wu. équipe yi juróom-ñaari équipe la woon Casa Sport ñaari Tali US Gorée moo nekkoon ci poule A bi poule B bi. Dakar Sacré-Cœur moo ci nekk Seneps Excellence Mbour Petite Côte ak AS Pikine. pour final bi samedi la 17h stade Amadou Barry. amul fay billet pour dugg ci stade bi ku ñëw wane sa carnet de carte vaccination dugg wa illaa boo amul carte de vaccination c'est le moment nga ñëw foofu nga vacciné wu parce que teg nañ fa ay unités yuy vacciner nit ñi Johnson & Johnson la benn dose la boo ko duggee pare nga dem saan sa match boo saanee sa match pare nga dem tëdd nelaw mbas mi jeex ci réew mi.